J'ai l'honneur et le plaisir de vous retrouver encore une fois sur un nouveau numéro de votre émission intitulée Entretien exclusif. mbokk yi xarit yi ñi saxoo di seetaan Kër Ndanane TV dal leen jàmm te ñu fas yéene àndaat ak yéen ci beneen numéro ci seen émission bu ñu duppee Entretien exclusif. Aujourd'hui nous avons comme invité El Hadj Gorgui Wade, un grand journaliste et aussi l'initiateur du gingembre littéraire. El Hadj Gorgui, bonjour. Bonjour, Monsieur Aïdara. Ravi d'être ici chez Ndanane TV. Et je suis très heureux de voir les efforts de Monsieur Diack aboutir à cela. C'est une fierté pour Rufisque, c'est une fierté pour le Sénégal, c'est une fierté aussi pour la diaspora. Parce que voir un enfant de la diaspora sénégalaise s'intéresser au développement de notre pays, mettre les moyens pour cela, je pense qu'il nous honore, nous tous, de la diaspora. Je tenais quand même à féliciter votre directeur et lui témoigner toute notre reconnaissance. Ok, merci beaucoup. Vous êtes l'initiateur du gingembre littéraire. Madame, yow yaa créé gingembre littéraire. ñu bëgg la laajte rek expliquer ñu lan mooy gingembre littéraire ak ban objectif ngeen visé. waaw léegi sànq bi nga may souhaité bienvenue dama ne maa ngi remercier tamit ki nga xamante ni mooy seen directeur Diack ndaxte doomu Sénégal nekk ci àll bi di xalaat dëkkam ba jël ay moyens def ngir yëkkati loolu mu def yëkkati na Sénégalais yi yëkkati na ñun ñii nekk ci diaspora bi ndaxte doon na lu am solo parce que diaspora bi déjà li ñuy def ci Sénégal dafa am doole plus de 1400 milliards la par an su demee nag keneen jël matériel def ci wàllu télévision man ma nekk journaliste mënuma lu dul gërëm ko ndaxte ki nga xam ne moo lay informer day tax li ngay xalaat am nu muy jàllee bu fekkee ne nag tubaab bi rek ñoo ñuy informer dañuy dem ba ñun li ñu doon dañ koy xaw a fàtte dañuy dem ba nga xamante ne ñun li ñu soxal kenn du ko wax léegi gingembre bi li ko waral justement mooy jox kàddu doomu Afrique jox kàddu doomu Afrique ngir doomu Afrique wax ak àdduna bi wax ak seen bopp su ko defee ñu ngi ko tàmbali woon depuis 2019 mais avant 2019 defoon nañ ngandab conférence bu ñu tuddee woon la place de l'Afrique dans la géopolitique internationale souveraineté et démocratie 2012 vendredi 12 janvier 2012 aux Nations Unies ki Iba Der Thiam moo ko présidé woon def fa cours magistral amoon na ku mel ni Boubacar Boris Diop que vous connaissez que je salue au passage muy nekk écrivain bu mag ci Sénégal benn économiste bu tudd Sanou Mbaye bu nekkoon aussi Banque africaine de développement ambassadeur u francophonie ambassadeur u Maroc suñu xarit journaliste du monde diplomatique Anne-Cécile Robert et Awa Marie Coll Seck bi ngeen xam te mu nekk léegi ministre et conseiller du président de la République yooyu yëpp soo ko gisee invité woon nañ aussi benn journaliste tubaab bu tudd Gilles Labarthe parce que bu fekkente ni Afrique waxul Afrique keneen moo koy wax te ñoom nii ñu ñuy waxee mooy que ñun bëgguñu jàmm xamuñu nekk ak def lu baax parce que tubaab yi parfois soo lire seen article yi da ngay naan est-ce que ay nit nañuy waxal quoi wala rek ñu dem gis benn africain boo xamante ni nekk na Italie wala nekk na Suisse muy jaay drogue ñu ne africain yëpp ay jaaykatu drogue nañ kon soo amee koo xamante ni africain la mu ñëw taxaw ne ñun de li ñu war a doon li nga xamante ni moom nañu doon nañ ko xam loolu dafay am solo moo taxit aussi liggéey bi nga xamante ni Diack def na ko fi nekk na loo xam ne am na njëriñ parce que dina permettre africains yi seen bopp ñoom ñu seeni wax ñu mën ko déglu donc daal gingembre bi léegi bañ ko lancé ki nga xamante ni moo ko jëkk def numéro bi mooy professeur Souleymane Bachir Diagne ñu invité aussi Felwine Sarr ak beneen écrivaine bu ko xamante ni moom si wàllu finance lay liggéey OCDE Fatoumata Sissi Ngom ak ambassadeur u Bénin mu nekkoon
waxtaan bu am solo te yaatu xam nga Souleymane Bachir rek déjà dafa doy invité nga boole si Felwine boole si Fatima si te loolu bi ñu doon wax mooy le retour des objets d'art volés mooy affaire art yi nga xamante ni suñu maam yi defaroon nañ ko te tubaab yi sàcc ko yóbbu nan nañ mën a def ba ñu dellu mu léegi bi ñu ko defee mu am njariñ léegi africains yi ñuy suivre si Facebook affaire dañu ne li ngeen di defar rafet na baax na mais il faut ngeen ñëw def ko fii si Sénégal di ngeen def ko fii si Afrique voilà. léegi si pays Afrique yëpp. maanaam Sénégal ngeen visé. ngeen ñëw def ko Sénégal. loolu la ñu bëgg a xam lu tax. ngeen visé Sénégal. ak lu ngeen def Sénégal est-ce que vous comptez le faire dans d'autres pays aussi. d'accord xam nga tamit kuy xalango di si jaayu bu fekkente ni waa Gambie waa Mauritanie même États-Unis ak Italie mbokk ñoom monsieur Diack invité nañu Congo aussi mais ñun nous sommes d'abord ay sénégalais suñu africains yi waxee ñëw leen conférence yi ngeen def am na njariñ ngeen jëkk ko ngeen def ko suñu ñun ñu doon sénégalais dañ ne dañ koy jëkk def d'abord suñu dëkk fii mooy ñetteelu yoon bi ñuy ñëw fii di ko def depuis 2019 bu njëkk bi ñu jiital ko nag fii Tëngéej fii ñu bokkee baax salle de fête fees del macha allah ñu jël jigéen ñi jiital leen ku mel ni Mariama Ndoye xam ngeen ko doomu Baye Cànnaan Ndoye Rahmatou Seck bu Bargny jël ku mel ni nag star littérature africaine muy Aminata Sow Fall nga xam te ni moo ñëw jiitu ko mu nekkoon daje bu am solo bi ñu jógee Tëngéej après ñu dem Saint-Louis Université Saint-Louis waxtaan fa affaire citoyenneté numérique mooy nan nañuy def ba nga xamante ni ñi nekk ci internet bi nan nañuy doon ay nit boo xamante ni tamit dañuy xalaat li nga xam ne moo leen di mën a ànd ñu ànd ci ba nga xamante ni internet du doon la am coono lay indi suñu waa dëkk après ñu dem nag Dakar université wax affaire souverain muy patriotisme économique l'année dernière ñu dem fan Casamance ñëpp xaw nañ lañ fay dégg mais su fekkee doomu Sénégal mënul dem nanguwul dem Casamance kan moo fay dem bañ demee ñu jël ay jigéen yu mag a mag boroom xam-xam yu mag ñu waxtaan fa waxtaanu paix ab tamit ay ñeneen yu góor yu am solo ci seen wàllu kàddu ci ay recherche ku mel ni Abdourahmane Diouf xam ngeen ko bu Tëngéej Cheikh Dieye docteur Mamadou Ndione mooy directeur u COSEC foog naa jàkk mas na rencontré ñooñu ñëpp ci suñu benn waxtaan bu ñu amoon fii Cercle Maurice nga xam ne foofu la ñuy def séance restitution comme ni ñu ko defee fii berki démb te ñoom Patricia Diagne ñëw assister ko parce que Tëngéej pour ñun dafa am solo Tëngéej mooy dëkku Abdoulaye Sadji Tëngéej mooy dëkku Ousmane Socé Diop te fàttaliwaat naa ko Ousmane Socé c'est le plus grand écrivain sénégalais waaw nga jël tamit borom xam-xam yi dama wax bàyyi saaxoox daf ko tamit dëkku liggéeyukaay moo tax démb dama dem fii seen géej gi fii si wet gi gis géej gi ni mu rafetee mais gis tamit yàq bi ak ñàkk toppatoo bi ñun ñu ñàkk toppatoo suñu plage bi daf may xaw a metti parce que nit ñi dañuy jël ay millions ay milliers et des milliers d'euros jël billet d'avion jël hôtel pour am loolu ñun yàlla may ñu ko te mënuñu ko sàmm loolu problème comme lu nga waxoon di nga visé Tëngéej te ku wax Tëngéej rek nga xam ne te ku liggéeykaay la te y a des grands cadres boo xam ñoo xamante ni Tëngéej fii la ñu jógee mën naa wax loolu léegi lu tax ngeen choisir seen thématique mu nekk vivre ensemble waaw vivre ensemble bi mooy que tey xam nga ñu ngi ñëw fii tey Kër Ndanane TV bu fekkonte ni waa koñ bële dañ ñu nekk di xeex pour nga jàll ñëw fii tey est-ce que dina mën a nekk kon jàmm d'abord nañ ko lal jàmmin wi nag dafa am nu muy nekkee mooy que yow yaa ngi nekk journaliste sa caméraman yi xam nga ñu bëri gis ñu leen ñoom ñu ngi liggéey bu mag respect bi nga xamante ni moom nga leen jox ak ñoom ñu jox la ko ba ngeen mën ma accueillir ak aussi man déglu bi la woon mën a déglu parce que yenn say nit ñi dañuy wut exemple di wut fu sori jëlal li la woon tey jii ñun ñii suñu amul woon te jàmm suñu biir émission du am loolu soo ko yëkkatee si wàllu dëkk mooy kenn mënul jaay kenn mënul jënd kenn mënul jàngi foo xamante ni jàmm amu fa jàmm nag du ne contre nga contre nit mais li ngay contre du nit ki mais li muy nga xamante ni ay position moom la jël soo xamante ni nit ko waroo ko bañ
ndaxte ni ma koy faral di waxee nit ku nekk am nga wàll boo xamante ni yàlla mu ngi si yow ku bañ nit rek bañ nga yàlla te loolu erreur bu mag la su ko defee jàmm daal dañu yaakaar ne moo lal yëpp si jàmm amee rek lii si des day gën a yóbbu waaw. ñu gis ne tamit seen 3e édition bi. waaw dafa jël ampleur maanaam réussir na boo xamante ni ñëpp a koy wax. dëgg la waaw mais ngeen foofu tamit ngeen jël comme thème. dialogue des cultures. et religion. dëgg la ñu nga ñëwaat si loolu tamit waxuñu. waaw le dialogue des cultures et des religions mooy Sénégal am nañ chance suñu premier président xam nga catholique la woon Léopold Sédar Senghor. jabaram doon tubaab pendant 20 ans alors que dëkk bi plus de 95% nañu wax ne ay jullit lañ ak ñeneen nga jël ki si topp Abdou Diouf moom muy jullit jabaram nekk catholique Abdallah Wade du jullit jabaram nekk juif donc tubaab nga jël kii fi nekk tey Macky Sall moom muy jullit jabaram c'est la première fois ñu am loolu kon rek ñun suñu dëkk ñu mu toogewoo war na gën a jox nit ñi xalaat ne li nga xamante ni moo war a différencier nit ñi du doon kii jullit la kii tiijaan la kii murit la nan nañuy def nag ba ñu jël jàngin wi gën a rafet si murit jàngin wi gën a rafet si tiijaan ñu mën a àndandoo ba diine ji gën a dëgër bu boobaa tamit diine du rek yor ay kurus diine du rek dem ay xasaay diine mooy nga am jikko yoo xamante ni dina la permettre sa dëkk nga gën ko mën a yëkkati si wàllu liggéey si wàllu xam-xam si wàllu jikko yu rafet ñëpp àndandoo si du dëgg mais nag tamit dañu seetlu ne Sénégal fi ñu toll waxi politiciens yenn yi du ñëpp parce que dama bugguma di généraliser mais am na ñoo xam ne seen wax ñaaw na seen i jëfin ñaaw na violence bi mu ngi commencé di yaatu si dëkk bi te ma ne ñoom politiciens yi war nañ am teggin xam na tamit dëkk bi moomuñu ko gënuñu nit ñi dàq ñu jàng nit ñi ëpp ñu xaalis nit ñi ñoom dañu jël mission wu jiite nit ñi ànd ak ñoom nañ war a am nag considération ci peuple bi parce que ñam na ñoo xam ne tey ñu ngi toog di leen seetaan gënuñu leen lan moo tax nag kenn na politicien la wala keneen na politicien la di wax waxi saaga wala di xarab di karabaane wala koo xamante ni da ngay jël xale yi génne leen ci mbedd mi loolu nga doon pouvoir ànd ak Macky Sall wala doonuloo pouvoir nga nekk beneen parti boo mën a doon ci Sénégal opposition du ñu lay fàttali ne moomuloo Sénégal te Sénégal li nga xamante ni moo ko tënk moo ëpp doole ñépp bu boobaa su ko neefee ñun ñëpp ñu tënkuwaat si li nga xamante ni moom lañ bokk muy suñu drapeau national vert jaune rouge ak drapeau ak étoile bi nekk si digg bi loolu suñ ko xamee dinañ am teggin xam na mag ñi sañ ci Sénégal bàyyi nañ fi dara ju ko defee ñun ñu royu leen si loolu ba pare nag dépassé leen parce que man bëgguma tamit population boo xamante ni dañuy rek répété monotonie non tey jii jeunes yi gën nañ bëri xam nga jeunes yi ñoo ëpp léegi Sénégal léegi jeunes yi nan ngay mën a def jële leen si portable yi bu fekkee da nga leen bëgg yar il faut nga dem fekk leen si portable yi xool lan ngay mën a indi éducation ak yokkute si wàllu Facebook wàllu Twitter wàllu Instagram ak yéen mais nag bu fekkente ni da ngay toog ne mag nga di saaga jeunes yi xale yi dañuy dëgër bopp koo xale boo saaga wala nga ñàkkal ko fayda du la faale su ko defee lu muy indi ñaari mur lay indi kii day toog ne li kii toog ni alors que bu jókoon mag ñi dañ daan toog si ëtt ñuy waxtaan mag góor jigéen ñëpp ànd ñu doon famille xam naa loolu la ñu bëgg a ñëw normal si suñu deuxième partie bi mais comme laal nga ko dëgg la léegi ñu tënk rek di leen wax ne gingembre littéraire waaw mu ngi fii surtout pour la paix dëgg la ñëpp di dund si jàmm yoo xamante ni parce que fitna moom baaxul comme ñëpp ñu ngi ko xamee rek benn religion wala benn kii ñëwul benn culture benn aada ñëwul fii pour mu ngi fii pour jàmm donc moo tax di leen wax léegi encore di leen laajte gingembre littéraire ban accompagnement ban comment dirais-je accompagnement ngeen mën a kii par rapport aux jeunes. waaw mais jeunes yi mooy que d'habitude dañu yaakaar ne xam-xam mag ñi ñoo ko yore lu si gën a bëri dëgg la ndax ñoom ñoo ëpp expérience mais mag ñi li ñu bëgg mooy que ñoom ñu oyof di gindi jeunes yi
mais tamit léegi da ngay seetlu Sénégal yenn saa da ngay gis kenn ku bëri xam-xam si benn affaire mu dem retraite di continuer di def la même chose formé wuloo kenn soo demee université yi am na si ay pas yoo xam ne ils sont dañuy baax ils sont très bien mais formé wu ñu relève kon ñun gingembre li muy jéem a fexe mooy que mag ñi ànd ak ñi gën a ndaw ñu àndandoo transmission de savoir parce que tamit xam-xam bi su bëree bëri seen bopp te joxewuñu ko dañuy mujjee tegeleen parce que c'est ça da ngay gis yenn saa ay nit di dem di okkatu bopp bi di parce que lii lekk si bopp bi moo bëri te seddoo ko il faut comme nii mag ñi daan def yor kenn nag ñun xale yi aussi ñu am how to say patience muy tarbiya ñi nekk say wàllu tarixa xam nañ leen mooy tarbiya soo amee aussi tuuti patience nit ki dina jël xam-xamam par nànk jox la ba nga maîtrise te nag li nga xës ba moomal sa bopp si wàllu xam-xam kenn mënu koo dindi si yow don daal gingembre bi looloo ko tax a jóg pour que africains yi mën a wax seen wax sénégalais yi mën a ànd tamit wax seen wax ba tubaab bi tamit ñoom ñi nga xamante ni soxla nañ ñu parce que léegi xam nga dëkku tubaab bi dafa dem ba civilisation bi dafa sophistiqué mënatuñ ko dépassé dañuy dem nag ba doon nit réer leen ñoom ñu ngi ñëwaat pour doon nit si nit te loolu si Afrique rek nañ ko mën a xaare léegi nag su demee ba africain yi nag bëggut roy lool tubaab yi alors que tubaab yi ñu ngi jéem a wut si waat les africains yi am day am problème c'est que il faut ku nekk xam sa bopp su ko defee ñu wut ay nag yoon muy pont bi ku nekk jàpp comme ni ko alxuraan wax rek wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu buum bi muy destin humanité benn la nañ fexe ku nekk li nga am nga indi yow journaliste ñu ngi en face de nous des caméramans ñoom loolu nañ mën technicité bi yow yaa ngi togg ceeb bi ak sa xam-xam directeur bi ñëw indi matériel ñii ñuy seetaan ñëw déglu ñu dem waxtaane ko ne fan mooy Kër Ndaanaan soo leen di buggee émission bu importance dem leen déglu ji Ndaanaan TV loolu dafa am solo te nag xam ne ñii koy def fii si dëkk bi nañ bokk te loolu ñu jàpp ñëpp jàpp si voilà. gis nañu tamit violence bi bari na. waaw surtout man dem na bi ma tuddee ko sax délinquance juvénile. parce que muy côté sax surtout côté jeunes yi nag. bari na violence trop. récemment gis nañu bu passé stade Galandou Diouf ak yu mel noonu. donc selon vous lan la ñu mën a def pour jeunes yooyu soit échec bi fan la si parents yi la wala si état la. ñaari yëpp la parce que tamit xam nga état wala même opposition nguur wala ñi jàkk bëgg a nekk yor nguur gi du ñoom ñoo jur xale yi du dëgg te responsabilité bi jëkk si xale ay parents loolu moom kenn mënu ko dindi mais su parent bi wàccee àndam amatul jot parce que tamit mu ngi wuti bon wala bi nee nañ sac boo xamante ni dara nekk sa du taxaw moom mu ngi wuti mais sac bi tamit su amee lu si nekk te nañ koy jëlee baaxul ceeb ba du neex day gasam dafay mel ni dafay am suuf su si ne su ko defee na parents yi reprendre initiative bi xale yi am teggin am patience ñii si des nag mooy état xam nga tamit état que parents yi échoué ou pas moom moo war a protéger ñëpp état moo am rôle bu yaatu tam état aussi moo am moyen yoo xamante ni kenn amu ko mu bëri mu ñàkk bëri état moo am moyen yoo xamante ni kenn amu ko état moo am responsabilité tamit protéger waa dëkkam kon dañuy wax ne rek nañu xaaj pomme bi ñaari xaaj wax ne genn wàll gi parents yi la beneen genn wàll gi état bi la mais lan nañu war a def est-ce que ku nekk da ngay taxaw rek naan état bi xamul dara parents yi dañuy bàyyi sa non nañu toog comme li ñuy def gingembre toog si penc mi comme ni ko docteur Massène Sène waxoon si cercle Maurice Gueye bërki démb su ko defee ñëpp toog ku nekk indi li nga am ñu ne problème mu société bi lii la nan nañuy mën a def tey ba Sénégal gën a jëm kanam te aussi ñu bàyyi position négative yi parce que dégg naa ñu bëri dañ Sénégal du dem mais pourquoi Sénégal du dem kii di wax Sénégal du dem su Sénégal demul moom suba lan lay lekk suba fan lay fanaan non nañ wax ne Sénégal dafay dem ku nekk jéego bi nga war a jéego nga jéego ko su ko defee gëm ko nag Alaaji Malick Sy Cheikh Ahmed Bamba les Khadiriya les Layène bi ñuy nekk di tabax dara amu fi woon
am de waaw ñun nag ñu am presque moyen yépp tey jii ñu ngi fii si Gendal fii si Tëngéej mën a wax ak adduna bi yépp à travers seen rajo ñoom amuñu woon loolu est-ce que nag ñun dañuy nasaxal liggéeyu mag ñi war nañ am sax gàcce ëllëg dajeex mag ñi ñu naan leen non c'est que non ñun suñu xol yi moo tàngoon xol yu tàng yi nañ si wax te ku nekk si ñun mën nga si réfléchir waaw soo ma mayee xaw ma ndax dañuy bàyyi fii ou pas mais bëggoon na remercier nag tamit boroom xam-xam yi Sénégal yépp depuis 3 ans ngay oote kilifa yépp ñëw indi seen xam-xam session bu nekk ay 45 bii passé 50 personnalités da ngay dem ba ñun mënatuñu jël ñëpp parce que dañ naan bon thématique bi moo tax léegi nañ bàyyi ba année prochaine kon ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ bokk ci panel yi maa ngi leen di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale ci suuf waaw mooy comité locaux yi soo demee Mbour Diass Université Thiès wala Mbour lycée Demba Diop wala Diass ku mel ni directeur COSEC Mamadou Ndione moom moo ñu accueillir ci këram après nag ñu dem defi affaire bi ci lycée bi donc proviseur au lycée bi soo demee Tëngéej ay jeunes ñoo ci doon jàpp ay ñoom Maysa Ndiaye Bey ndeysaan aussi soo demee how to say wax naa Thiès Mbour Saint-Louis Université Gaston Berger recteur bi ñoom ñëpp te léegi nag xam-xam yi ñu wax foofu yëpp dañ koy def ci ay actes génne livre pour ëllëg wax tey xale yi xam lan nañu waxtaane woon ku bugg def ay waxtaan ci Sénégal xam ne kat lii amoon na fi ñoom ñu mën ko jël remercier aussi suñu les rapporteurs généraux daaw benn Rufisquois moo ko yoroon ku tudd Omar Al Foutiyou Ba ren ji docteur Serigne Momar Sarr te xale la moo def thèse bi gën a am solo ci Sénégal te jeune la jóge université Ziguinchor ñëw aussi yor loolu ak yeneen modérateurs yeex yëpp parce que tamit damay wax ne li ñu organiser nit ñi jox nañ leen ay millions yu dul jeex mënuñu am genn wàllu ñun li ñuy def man nag su la yàlla mayee loolu ñi nga xam ne ñoo siy jàpp tey doon nit mënoo leen bañ a gërëm maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen gërëm yéen aussi si seen invitation si Dakar Ndanane TV ok. comme def nga remercier man léegi xaw ma ndax. waaw le temps nous permet pour ñu dugg si. beneen kii mooy nga ne année prochaine. waaw seen thème bi si média la. ah oui merci c'est important parce que année prochaine dañuy ñëwaat Dakar c'est vrai que première année bi ñu ngi woon Tëngéej et cetera daaw ñu dem Casamance ren ñu ngi Thiès mais l'année prochaine bi quatrième édition bi gingembre littéraire ak ñi muy àndal ñoom Ndanane TV danañu ñëwaat Dakar ngir lan wax place bi nga xamante ni presse bi moom la war a jouer pour tamit Sénégal jàmmoo ci nekkin wu rafet bi gën a parce que tamit gis naa ne ñun bi ñuy def tournée yi correspondant yi liggéey bi ñu def muy correspondant de presse yi liggéey bu mag la est-ce que tamit correspondant de presse yi l'aide à la presse dina yegg ci ñoom est-ce que ñu ngi leen di gën a dimbali suñu leen dimbalee baax na suñu leen dimbalul bëgg naa aussi ñoom ñu gën leen jox gëdd parce que gis naa xale yi ni ñuy liggéeyee beneen bi télévision ak communautaire yu mel ni yéen ak ñeneen war nañ fexe tamit xool nañ leen mën a dimbale comprendre nan ngeen di liggéeyee parce que su information bi jógee à la base mooy ñi nga xamante ni ñoo lalu ci dëkk bi gën a yéeg foofu lay gën a nekkee dëgg waaye jóge Dakar wala dem na da ngay couvrir benn affaire bu nekk Fongolimbi te waxtaanuloo ak waa Fongolimbi mooy man li may bañ par rapport à l'Afrique moo tax ma créé magazine continentprivé.com pour que Afrique mën a wax ak àdduna bi benn ñaareel bi mooy que aussi gis nañu réseaux sociaux yi xasante yeex saaga yi est-ce que média boobu nan nañuy mën a def ba mën ko intégrer ñaareel bi mooy est-ce que journaliste xam na ne moom am na tamit devoir ci développement dëkkam bu jëkkoon xamoon nañu on disait que les journalistes c'est un médiateur social mais maintenant ñun adduna bi dafay daw boo xamante ni da nga fay mel ni journaliste bi dafay mel ni day def ni croiser les bras suy tàkk mu dem ne fee de tàkk na est-ce que loolu mooy rôle nit parce que juste journaliste nga mel ni jànguloo kon autant ni ñuy waxee état
am na rôle autant aussi journalistes yi war nañu leen gën a mën a impliquer ci développement rek ñoom aussi ñu nangu tamit su problème mu politicien amee ça c'est beneen angle la comme temps yi ñu ngi jëm ay élections est-ce que journaliste dafa war a faral kenn loolu bañuñu ko Europe mais bu boobaa na nga wax ne yow kii nga àndal mu teele leer moo gën ngay laqatu di def politique ci ginnaaw alors que sa position waxuloo ko nit ñi mais li gën mooy que journaliste bi Youssouha il est yor na partem góor gi yor na partem naa fexe minutes yi ku nekk li ma lay jox mu yemmoo naa fexe que mam déglu la poser ay questions soo waxee lu contradictoire nag parce que journaliste du ku ñàkk jàng journaliste dañu jàng kii su ñëwee nit ki di la lakk ay kasaw mais indil ko contradiction mais nag na nga ko def ci ak teggin ci professionnalisme léegi yooyu yëpp et aussi jigéen ñi su problème mu violence amee nan la ko journaliste yi di couvrir yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni war nañ ko mën a poser incha allah année prochaine Dakar. El Hadji Gora gi di moins désolé di la remercier ci teewaay bi kontaan nañu trop pour résumer rek lu nga jot a wax ni sànq mooy un journaliste bu la neexee mais un journaliste tu as le droit d'équilibrer les informations même bu dee àndoo ak kii lu mu wax wala ci parti bi nga bokk mais quelle que soit l'information il faut aller à la base il faut nga chercher information bi xam fu mu jógee te nga équilibrer ko xam naa di leen jox rendez-vous ci beneen numéro seen émission bi entretien exclusif kontaan nañu trop et merci beaucoup